alors mi ngi noonu Khoudoss ni nga ko waxee sànq li nga xamante mooy situation bi am actuellement fële ca Tivaouane Peulh moom ngay waxtaanee ñu bàyyi la nga dugg ci biir waxtaan. waaw ci semaine passée bi dañu génn ci ay grève de faim dem saa bu ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye dem seet si leen. donc ñoom depuis je pense 2 ans à 3 années ni ngi daw seen ginnaaw indemnisation Pape Khalil Gueye ginnaaw seen grève de faim bi te lan la ñu mën a jàppandi ginnaaw yéen seen kër yi dañ ko daaneel. ginnaaw grève de faim bi liñ ci mën a jàpp mooy taxaw déglu engagement autorité yi di état bi ci seeni engagement loolu rek la ñuy mën a xaar ci ñoom pour que ñu respecté ko parce que bu ñu fàttali ko donc amoon na engagement yu ni mel wala boog yu nduróog moom te amul réussir parce que joxoon nañ ñu ba ñu tàmbali liggéey ba pare ba presque mu pare après ñu dellusiwaat ci ay décisions yoo xamante ni benn ministre bi jiitee lu ni mel muy ministre Abdoulaye Daouda Diallo moom moo wax ni président nee na la mu waxoon génnaat na ci donc xëy na nag loolu ak bii xëy na dinañ am différence daal. lan la waxoon muy ci 3 hectares yi nga xam ne moom lañ leen proposé woon. waaw xam nga bi élection yi jub si élection 2019 bi. donc ci la président jëloon dogal ak ministre bi fi nekkoon di Birima Mangara. ñu jëloon dogal joxoon victimes yi lu tolloon ci 20 hectares ci baay bi nga xamante ni moom la ñu wax ni CIPRES moo ko moom maam lu ma ci leeral aussi su fekkee may nga ma ko donc parce que baay boobu dafa nekkoon benn bu 100 hectares bi toj bi am muy li tax toj bi sax donc xëy na di nga ci ñëw mais bi toj bi amee ba yegsi ci 100 hectares yi dafa toj 40 hectares yi fekk amoon na ñu fa dëkkoon mu bàyyi woon 60 mu toj 60 hectares boog pardon mu des 40 hectares 40 hectares yi bi mu ciy jub si ci la am nit ku fa dee ñu dakkal toj boobu nga xamante ni ñoom état bi ñu ngi ko doon def bon ci kaw loolu ñu xaar ba état bi jublu ci ñëw def recensement yi bi mu defee recensement yi ba pare ba ñu calculer impenses yi ba daanaka xam ñoom état bi xam montant bi ñu war a fay ñu ne woon dinañ ko fay mais depuis lors boobu ba léegi fayaguñ ko bi ñu demee nag aussi ba élection yi di ñëw ci le président jël dogal ni ñooñu nga xamante ni ay impacté lañ dañ yàqal dañ toj seen i kër yi nañu jël ci li des foofu ñu jox leen ci 20 hectares parce que 40 hectares yañ fa bàyyi foofu kenn toju ko parce que ñooñu mënuñu nekk ay victimes parce que kenn yàqalu leen donc ñi ñu yàqal ñoom ñooy ay victimes ñooñu ñu yàqal nag ci 60 hectares ya des ci bàyyi CIPRES ci lañ jël 20 hectares jox ñooñu bi ñu leen ko joxee ba élection yi jàll ñoom mairie bi fa nekk liggéey ko ba muy waaj a pare après tuuti ñu ñëwaat ak ñi nga xamante ni ñooy service technique yi nga xamante ni ñoom ñoo ko implanté woon muy cadastre bu Rufisque ñoom ñoo ñëwoon ni fii la leen état bi jox même personnes yi même directeurs yi fa nekkoon ñoom ñoo ñëwaat ni ñu seen ministre moo leen yebal ni li président Macky Sall joxe woon da cee delluwaat ginnaaw. nanguwaat ko loolu nag jaaxal ñu trop bon ci kaw loolu ci lañ nekk seeti kilifa yi ak kilifa diine yi parce que biñ ñu ko waxee dañ leen xamal ni bi ngeen ñuy jox 20 hectares yi da ngeen ko boole ak kayit bind ni lii leen état bi jox
donc bu fekkente ni dem ngeen ba président di ci dellu ginnaaw jàpp nañu da ko war a bind te même bu ko bindoon sax ñun fii jëlee ñu fi mooy nga def ko bàqee numéro 2 moo gën a yomb nga koy jël di ko jox keneen parce que xamuñu ci réew ak kilifa nga joxe ba pare naan da nga koy nangu parce que loolu bu amee ci ban réew la ñu mën a wax ni ci lañ nekk bu fekkente ni aussi tamit ministre am moo ko ci génne damay wax ni kon est-ce que réew mi am na kilifa ngeen baal ma pas kilifa diine mais kilifa àdduna parce que mënu ma nangu yow mii kilifa nga dogal bind ba pare sa ministre ñëw di la ci génnewaat donc su fekkente ne am na mais nag ba léegi donc amuñu ci woon lu ñu leer parce que gis ñu benn kayit ay wax kese ñoom la ñu def ci kaw noonu ci lañ dem pour seeti pour fexe gisante président ba xam moom li am nii moom la wala du moom mais ñu fëgg bunt yëpp mënuñu fexe ba toog ak moom def lu nekk mënuñu toog ak moom ñu dem seeti Serigne Mountakha Bachir xalifa Murit waxtaan ak moom ci cas bi mu boole ñoo ak sëñ Mbàkke yu fay ñu jóge fa dem seeti waa Kër Laayeen yi dem seeti pratiquement kilifa diine yu bëri yu fi nekk donc mais ñoom ñëpp ñu gis ni ñu ngi def liñ mën mais nag xëy na dossier bi toll na foo xamante ni cas bi dafay critique wala boog ñoom mënuñu am information dëgg-dëgg bi tax président war ci dellu ginnaaw ci noonu ñu ne pexe jeex na ñu daal di entamer grève de la faim. je crois que comme état bi moom moo leen ko joxe woon xëy na décision politique la woon parce que dañu nekkoon ci wetu élection présidentielle ñu dem bu romb ko xëy na falaatu nañu moo tax ñu bëgg a dellu gannaaw. waaw su fekkente ni ñoom li nga xamante ni moom la ñu nekk di mbébét bu fekkente ni dafa jàll dañuy gëm ni politique moo ko waraloon maanaam su fekkente ni dañ ko jëlaat ci ñun dañuy xam ni politique la parce que élection moo jot ñu def ko élection jàll ñu bëgg ko jëlaat mais nag mënaguñu ko confirmer tant que ñoom jëlaataguñ ko mais buñ ko jëlee nag dañuy xam ni politique la woon. waaw xam nga man balaa ma ci wax dara bëggoon naa xam rek foofu naka yéen peut-être nag wax nga ko man ma xaw a parce que ma xaw a absenté tuuti mais foofu noonu yéen. dañ leen wax ne ngeen jóge fii dem fële jox leen ko parce que fii ngeen nekkoon nguur da ko soxla. noonu la. waaw xam nga foofu coach su ma ci ñëwee c'est-à-dire que la taxoon ñu toj kër yi loolu laa bëgg a wax parce que projet VDN bi nga xamante ne moo jaar Cambérène. jaar Gàddaay. jaar Malika. projet boobu moo tax ñu toj kër yi. ñu toj kër yi waaw. bi toj bii am dañu jóg ñu dem seeti Ageroute parce que ñoom ñi doon toj bi ñu ñëwee dañ ne tali lañ fiy jaarale ñu ne leen mais li ñu xam ci tali mooy même bu fekkoon ay nag ñoo fi nekk di naan bala ngay jaarale tali war nga leen utal feneen fu ñu nekk ñu ne ñu dogal bi ci kilifa yi la jógee ñu ne leen kilifa yan nanguwuñ ñu wax ban kilifa la ñu ne tali Ageroute moo ko yor ci Sénégal ñu sol suñu daal dem seeti Ageroute loolu aussi ñu ciy jaajëf géey parce que bi affaire bi amee demoon nañ waxtaan ak moom mais ci noonu ci lañ jóg dem seeti Ageroute bi ñu demee seeti Ageroute ñoom ñu ne ñu tojluwuñu ndax ñoom toj bi mu ngi am le 17 décembre 2017 ñoom projet bi ñu ngi ko ficelé le 17 décembre 2017 kon toj bi jiitu na avant ñoom ñuy pare ci seen projet étude bi ñu ne ñu xamuñu nag ko toj te même ñoom bu ñu demee bay toj dañuy fay ba pare doogay toj te même bu ñuy toj tamit nekkul ñi toj ñii ñoom ñoo leen di tojal dañuy dem jëli seen entreprise ñu ñëw tojal leen te boobu day fekk ñoom ñu fay ba pare kon ñu xam ni waxu tali boobu mënatul nekk parce que ña ko yor nee na du ñoom ñu jóg dem seetiwaat ku ñu seeti mënuñu jox benn raison benn argument bu tax ñu toj kër yi ci noonu ci lañ commencé suñuy médiation di xool ñan ñoo ñu mën a jàppale ci combat bi parce que ci début bi dafa difficile trop parce que li tax mu gën a difficile mooy ñi fa nekkoon ñi commencé nañ feebar ñi commencé jaaxle seen njaboot gi tasaaroo mënuñu sax def benn collectif pour mun a xool fan la ñuy jaar pour combat ko parce que boobu nit ñi àndatuñoo ak seen sago presque dem nañ 2 ou 3 mois yoo xamante ni mag ñeeg ndaw ñi ñëpp dañuy jooy te ba fii may wax ak yow am na ci ñoo xamante ni ñu ngi fanaan ci ay tabax
ba fii may wax ak yow am na ñoo xamante ni boo demee Tivaouane Peulh léegi da nga ko fay fekk ñoo xamante ni seen i tente lañ jël sedd bi fa la leen fekk nawet bi fa la leen fekk mënuñu am benn solution ci loolu te état bi tamit di ko gis. dans un pays de l'émergence émergent bi yegg siwul ci ñun waaw ñun émergent bi ñu am mooy toj suñu kër toroxal ñu tasaare suñu njaboot. nga xamante ni sànq yaa ngi koy brossé ci sa wax le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëwoon na fa nemmeesiku leen si ngeen sax daal di dakkalee lii di seen grève de la faim bi moom yan promesse la leen joxaat encore foofu lan la leen wax. waaw xam nga foofu aussi tamit dañ ko ci jaajëfal parce que ay nit bu ñu nekkee am lu leen naqari kilifa sa rôle bu njëkk mooy dem déglu leen. parce que Sénégal am na benn problème mooy autorités yi dañuy yéex a réagir problème dañuy am day am mais dañ koy xeeb fii amul benn bruit wala amul ku dee wala nangam souvent duñu teel a intervenir foofu aussi ñu koy jaajëfal parce que bi mu yëgee coow li ñëw na ci ndigalu président bi mu ñëwee mu laajte ñu expliqué ko suñu jàmbat yëpp mu ne am na lu mu ci jot a dégg c'est vrai que ni problème bi amoon na début de solution mais mu dem ci biir am ay gàllankoor ca la yam mu ne mais président moo ko yebal mu ne ko waxal ñooñu ñu dakkal seen xiif bi te dellu ci seen i kër te xam ni seen i problème dana ko régler nu mu gën a gaawee bon ñu jàpp ni nag ministre la boo xamante ni xëy na xam nañ ko ci dëggu xam ko ci poste bi mu occupé jàpp nañ ni kenn du ko occupé di waxantu te bu ñu demee nag ba nga xamante ni kilifa yëpp maase nañu képp ku wax kenn du la gëm kon dañuy jàpp ni suñu réew bi dafa manqué valeur yi mu waroon am ci loolu nag moo tax ñu gëm ko gëm kàddoom xam ni nitu valeur la te ay engagement am yi nga xamante ni président moo ko jëloo danañ ko respecté c'est vrai que ni président waxoon na ci décembre passé daaw problème Tivaouane Peulh dinañ ko réglé donc mu presque am na 1 an te réglé gul xëy na ci ñi ko waroon a réglé ci suuf la xëy na ci moom la waaye fu mu ci mënti doon ñu ngi ñaan décision bii passé ak décision ba woon mu bañ a nekk benn. d'accord mooy ci Cheikh Tidiane Gomis la mu doon wax sànq. bi ñu tojee seen kër ndax dañ leen joxaat beneen bërëbukaay nga xam ne fa ngeen war a dëkk je crois que moom nga doon laajte sànq. waaw xam nga bi ñu tojee kër yi au début dañu waxoon ni dañuy fay impense yi joxuñu feneen en fait fi ñu nekkoon ñun fi ñu tojee woon ci même fi ñu nekkoon foofu la ñu dagg 20 hectares jox ñu maanaam fi ñu occupé woon ni tali bi moo fay jaar ci même foofu la ñu jëlaat 20 hectares jox ñu. delloo leen ko. delloo ñu ko foofu nag liñ ci xamagum mooy tali bi fi ñu ko njëkkoon a bëgg a jaarale ba toj kër yi day wàccaat maanaam dafay am loo xamante ni tali bi dootu fa jaar. parce que tali bi dañu wax ni téeméeri mètre la war a occuper mais am na ci diggante yoo xamante ni lañ fa toj ëpp na juróomi téeméeri mètre donc avant ñoom ñu ñuy jox foofu xamoon nañ ni fii moom lii àll bi yëpp mënut a nekk pour tali waaw donc ci fi ñu jëlee woon daal foofu la ñu delluwaat. waaw léegi xam nga lu ma bëgg a laaj. yéen foofu ngeen dëkkoon nekk ba tali bi jaar foofu. ñu fa dëkkoon ban maanaam yan kayit ngeen amoon. dégg nga avant ñu koy toj. ñu fa dëkkoon yan kayit la ñu amoon. waaw xam nga foofu ña fa dëkkoon kayit yi ñu amoon mooy ay délibération la. ay délibération kese. waaw délibération yoo xamante ne nag moo jiitu bàyyi bi ñuy wax ni bàyyi Cyprès bi parce que bàyyi Cyprès bi ay 2012 la 2011 2012 te délibération yi ñu fa am na ci yoo xamante ni yii am na ci yoo xamante ne 87 la am na ci yoo xamante ne ay 96 la am na ci yoo xamante 2000 la waaw communauté rurale la woon waaw donc këyit yi ñu fa yor ay délibération la ba pare beneen bi kilifa gi même bu fekkante ni yoruñu fa benn këyit ñu dëkk fa bu fekkee ne état bi dem na ba di ko joxe na ñëw xool ñan ñoo ko occupé xam nga këyit c'est vrai lu am solo la am nañ ci yi ñu tollool mais la taxoon ñu waroon a am bi Cyprès am mooy ñu yombalal ñu ko
mais xam nga problème mu kayitu Sénégal dafay am toujours souvent ku ma am ndey ku ma amul ndey parce que benn sénégalais lambda tey bu jógee di dem lijjanti kayit mais mun na durer 1 an 2 ans du am kayit mais tey borom ki ñuy tuddee borom barke wala étranger bi ñëw ci réew mi bu dee lijjanti kayit c'est facile pour que mu am ko. loolu chef de service yi da leen di corrompre c'est juste ça. bon en tout cas xam nañ ni daal souvent ci ñoom lay gën a yombee que ñun. dafa am leen loo xam ne tamit xam nga man li may wax yéen sénégalais ñun boobu ñun sénégalais politicien xam nga yow man maa ngi lay déglu mais yaa ngi ministre bi fa ñëwoon Aly Ngouille Ndiaye boobu ñëw foofu nga xam ne moo tëj stade Demba Diop bii nga xam ne ñoom ñëpp ay waxul tappale kese lañ fi nekk. te ce n'est même pas son domaine moom. voilà moom mu ñëw yéen di wax ak yéen mu leen di wax waxu picc yooyu ba yéen ngeen koy accepter man affaire boobu parce que maa ngi lay déglu li gën a metti mooy loolu ay doomu aadama dëkk foofu njaboot famille nga jëlee leen fa yóbbu leen dégg nga ne leen fee lii ba fa wax leen parce que loolu président de la République moom moo ko wax moom moo ne lii laa indi jox dem ba ci biir ne waxee jëlaat naa ko yow imaginer wuloo ay père de famille yi toog foofu père de famille déggoo ñii di tëdd ci ay tànt ñii sonn na ba dee mais en léegi benn ministre ñëw na waaxu ñëw ne nii ak kii leen yéen tamit man li may di reproché ngeen bëgg a gëm loolu waxu tappale yooyu ngeen bëgg ko gëm Sénégal bii lii moo tax ñun ñii tamit kenn rawuñu ñun ñii. parce que Macky Sall su doon yebal au moins ministre de l'urbanisme non mais y a pas de sérieux dans cette affaire là en fait. y a pas de sérieux. Ministre de l'intérieur dafa demee ndax sécurité parce que ñoom il a fallu que ñu yëngu-yëngal taal ay pneu yu ni mel pour que ministre déplacé wu dem fa parce que xam nañ ne problème bi toll na foo xamante ne nii ñii caaxaanatuñu ñuy soog a jug di fa dem te comme ni mu ko waxee sànq fii dernier moment rek la ñuy jug te bala ngay gis tey jii ni président dem fa ñaanuñu ko yàlla tey jii mordom am fa nga gis président soog fa dem alors que mënoon nañ ko régler avant. non doo dégg li ma la man xam nga man sama problème man. mooy man damay wax commencement ba. lii njëkk a indi problème xam nga sànq ma bañ naa ba laaj ko ban titre. ban këyit ngeen am. mais yow ay Sénégal dañuy ñëw tappale mairie yeeg nangam yeeg ñëw jël nit jox ko ay délibération. ay waxu voilà dégg nga loolu xam nga loolu état taxaw di xool ba ay nit tabax ba mu pare nga ñëw ne fuuf ata puusal mais avant loolu am na li jiitu dans cette affaire là tout commencement ba fin état est responsable. parce que ñoom bokk nañ ci délibération y a les services de étatiques. moom laa lay wax ñoom la mais non mais ñoom la. bien sûr xam nga li may wax foofu mooy que ni c'est vrai maa ngi dégg léegi nga ni xëy na kàddu ministre bi mënuñu ko kii maa ngi dégg aussi tamit soxna si mu ne xaw ma Diallo que ni ministre intérieur waru foon a ñëw peut-être. urbanisme wala yooyu mais xam nga li ñuy njëkk a xam mooy li soxna si wax léegi avant ci jour bi muy ñëw dafa amoon ay yëngu-yëngu yu fa amoon yëngu-yëngu yooyu ñu ciy nuyu aussi tamit waa village bi waa dëkk bi yëpp parce que ñoom ñoo toog ci 3e jour bi fekk boobu dem nañ ba seen hôpital bi ñoom malade yi occupé ko ñu dem ba am ñaar ñu daanu coma xëy na loolu yëngal leen ñoom ñu génn bi ñu génnee ñu ne mënatuñu seetaan ñi tëdd fi 3 jours lekk ñu sanguñu demuñu fenn nekk ay mag yu am ay 70 ans 80 ans ak ay jigéen état bi taxaw di xaar léegi nag ñoom dañuy ñëw porter combat bi lu leen ci fekk ñu jël ci noonu ci la amoon ay jàmmarloo yu fa am ci dëkk bi ba ay 15 heures ci lañ am écho que ni ministre baa ngi ñëw mais ministre bi aussi tamit ñu jàpp ni dafa ñëw parce que en tant que ministre de l'intérieur mais bi mu ñëwee moom waxul ci cadre boobu dafa ni président moo ko yebal. donc président nag bu yoree ay ndaw jàpp nañ ni mën na yebal koo neex. léegi lan nga mën a wax président parce que suñu temps bi jeex na. naa jëlaat la mu leen joxoon wala doo leen ko bàyyil ak loolu. non président li ñu koy wax mooy na gersu askan bi de manière globale na xoolaat Sénégalais yi te xam ni suuf bi nga xamante ni tey. moom la ñuy
waaw moom la ñu nekk Macky Sall bii. waaw Macky Sall bii. waaw moom waaw fu ne moom ngay waxal nii. moom lay waxal moom lay waxal. dafa am njort bu rafet rek. xoolal bi deex li jëntuwul non non xoolal dama koy waatal man naa la ko non mais coach xam nga tappale rek. non xam nga même bu ñu lijjantiwul ñun du tere ñu wax li nga xamante ni mooy suñu moo gën mbébét parce que suñu mbébét tey moom la fi yàlla teg kon donc moom la ñuy waxal directement que ni mu gersu askanu Sénégal rawatina ñi nga xam dañ leen jàppe ay néew doole parce que coow loo fi dégg lu mu bëri problème suuf la te man jàpp naa ni bu mel ni kaaw Tivaouane Peulh Macky Sall xanaa du président du jël xañ intérêt wu 1796 personnes pour intérêt wu benn nit xanaa loolu du ko def ñun li ñuy xaar ci moom tey mooy mu régler problème bi nu mu gën a gaawee comme ni ko ministre am waxee fay impense yi bàyyi ñoo surtout primature nga xamante ni le 9 mars 2018 ci lañ toogoon ak premier ministre Boun Abdallah Dionne mu ne surtout primature delloo nañ leen ko donc engagement yooyu ñuy wax noonu di ko wax rek di ko wax te du am suivi loolu nag wax dëgg yàlla su fekkee ne dem na bay continuer te du am dara lu dëggu lu ñu mën a téye suñu loxo bu yàggee dañuy jàpp ni suñu réew mi dafa manqué ay cër ay gëdd yu mu waroon am ci kilifa yi mais en tout cas cette fois-ci comme déplacement am na mu ñëw ba foofu wax ak ñoom ñu ngi am njort rek que ni seen problème dinañ ko régler loolu la ñuy ñaan parce que tamit tabax sa kër ñu koy tojaat nii loolu dafa métti duñu ay complice ko si dañuy am njort bu rafet rek parce que nit du am problème nga ñëw di ko yokkal yeneen problème ko si loolu moom dëgg dañoo sonn xam nañ ko bu baax waxtu bi daf ñoo dab Khoudoss président Macky Sall engagement yi mu jël jaarale ko ci ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. d'accord jërëjëf Khalil Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax et que ñu ngi ñaan yàlla problème bi daal di réglé wu. Khoudoss ñu ngi lay jaajëfal yow aussi di la jox rendez-vous lundi incha allah ci beneen thème bu ñëwee wàllum immobilier Khalil aussi di ko jaajëfal bu baax di nuyu waati waa woon pël yëpp di